salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki internet yi ñuy topp ci seen chaîne bi di TDV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey nag ñu ñëw fi nga xam ni moom mooy poste de santé bu Ñomre nga xam ni moom moo diriger lépp luy wàllu wér-gu-yaram fii ci commune bu Ñomre seet si ki nga xam ni mooy chef de poste bi dañ koy bàyyi mu nuyoo rek incha allah présenté wu salaamaaleykum sang bi. waaleykum salaam sang bi. Bon maa ngi tudd Boubacar Camara nekk infirmier chef de poste. Bu poste de santé bu Ñomre bi nga xam ni district sanitaire bu Louga la dépendre commune bu Ñomre benn poste de santé la am mu nekk fii ñu nekk nii am 12 cases de santé pour une population de environ 18 000 habitants loolu moo fi nekk mu am benn infirmier diplômé d'état am benn sage-femme diplômé d'état loolu mooy poste de santé bu Ñomre. loolu mooy poste de santé bu Ñomre xam naa dañ naan lu ay di njàmbat. Actuellement fi ñu toll Covid 2019 bi moom moo lëmbee Sénégal wala adduna bi. ñu bëggoon nga defal ñu bilan wu commune bi ci yéen ci seen situation ak wàllu Covid bi. D'accord. Bon depuis le 2 mars bi nga xamee ni Sénégal enregistré na premier cas am ba léegi nii ci poste de santé bi jot nañu fee am lu ñuy wax des cas suspects yoo xam ne qui ont fait l'objet de prélèvement bon alhamdulilah cas suspects yooyu yëpp bi ñu leen suivre toll na ci 6 cas suspects yoo xam ni présenté woon nañ tableau clinique bi bañ defal leen prélèvement 6 cas yooyu yëpp yàlla dafa def mu négatif bokk na ci aussi li ñuy wax des cas voyageurs les voyageurs ñi nga xam ni dañu jóge woon ci zone yoo xam ne ni mbas mi dafa amoon doole voyageurs yooyu lu mot 15 voyageurs yoo xam ni depuis le 2 mars ba léegi nii lu mot 15 voyageurs yoo xam ne aussi isolé woon nañ leen defal leen ay prélèvements suivre leen pendant 14 jours. Yàlla def aussi dafa négatif premier test yi leen defaloon mu négatif deuxième yi aussi mu négatif bon ci noonu aussi tamit ci début pandémie bi jot nañ am 37 émigrés yoo xam ne nii yu jóge woon Italie wala Espagne wala France yoo xam ni jot nañ leen suivre fii au niveau du poste de santé ñu suivre leen pendant 14 jours. Macha allah aussi bi ñu leen suivre avec surveillance de la température matin et soir ñu suivre leen pendant 14 jours aussi yàlla def ñoom aussi tamit kenn présenté wu si woon le tableau clinique kenn présenté wu si woon signes yi bon depuis apparition Covid bi ba léegi nii daal loolu lañ mën a jàpp ci tënk loo xam ne nii ci Covid bi nekk na loo xam ne nii liggéey nañ ko fi dans le cadre professionnel ci suivi Covid bi ñu doon def. Bon, à part cela, il y a eu aussi la communication, la sensibilisation, volet sensibilisation bi boo xam ni on a eu à faire des caravanes def nañ 4 caravanes 2 caravanes avec l'appui du district sanitaire de Louga et 2 caravanes avec benn bi avec les élèves étudiants de la commune yoo xam ne ñoom aussi déroulé nañ fi 2 caravanes en même temps aussi avec une association boo xam ni partenaire la boo xam ni aussi ñoom déroule nañ fi benn caravane boo xam ni c'était pour toute la commune def village yëpp 47 villages yi nga xam ni yëpp zone bi daf ko poste bi daf ko polariser ñu def fa des caravanes de sensibilisation en même temps aussi profité nañ ci pour joxe dans les daara aussi yenn daara yu ñu ciblé woon jox leen ay kit d'hygiène. Bon ci tënk daal mën nañ tënk ni activité yooyu yëpp déroulé nañ ko fi depuis apparition Covid bi jusqu'à présent te ba tey ñu ngi si. Voilà xam naa bala ñu ñëw ci sensibilisation bi dañuy ñëw rek ci ba léegi ci seen doxalin ci biir poste bi. ci wàllu recherche. Bon ñu ngi am écho yi ci ni léegi hôpital yi nu mu daan demee. ci wàllu ñiy faj yi si bareetul. ndax loolu yéen dal na leen fii wala naka la demee fii ci biir poste bi. waaw bon pour poste de santé bu Ñomre mun nañu wax ni recettes yi période bi ñu toll nii recettes yi daan na ëpp là c'est vrai moom recettes yi daan na ëpp feebar boobu moom yaakaar naa structure sanitaire yi Sénégal yëpp ñoo ko dund ndax nit ñi ñemeetuñu woon dem ci bërëbu fajukaay yi ndax di xalaat feebar bi waaye
comme ni ko ñëpp di dundee daal noonu lañ ko dundee recettes yi wax dëgg yàlla wàññeeku na bu baax wàññeeku recettes yooyu nag ñun liñ ci gën a am ci tiitaange mooy personnel communautaire bi nga xam ni dañ fi nekk di fi liggéey muy ASC yi ak matron yi wax dëgg yàlla ndax ñoom ci recettes yi ñuy am ci lañ leen di fayee du fay sax ci lañ leen di neexalee waaw ci lañ leen di neexalee kon recettes yooyu bu wàññeekoo rek ñoom lañ leen di neexalee day daal di wàññeeku franchement ci médicaments yi recettes yi ñu doon am wàññeeku na ci ticket yi recettes yi ñu doon am wàññeeku na loolu moom structure sanitaire yépp ñoo ko dundandoo. bu fekkente ni si demee na noonu gis nañ recettes yi wàcce na bu baax a baax. yéen pexe ngeen mën a def pour mën a amaat comme recettes yi ngeen daan am wala mën a téye poste de santé bu ba léegi ci finance yi nga xam ne moom ngeen di def. d'accord xanaa kooku moom dama leen di remercier ndax permettre ngeen ñu mën a exprimer jafe-jafe boobu xëy na bonne volonté yi suñ ko déggee dinañ ñëw jàppale ñu pour ñu mën a régler problème boobu wax dëgg yàlla yuuxu rek lañ mën donc ku ñu jox micro ne ñu yuuxul moom dinañ yuuxu waaw wax dëgg yàlla ndax personnel communautaire bi sonn nañ avant mbas mi sonn nañ kon lii bu ñëwee tegu ci tamit day gën a metti pexe yi moom loolu kase mooy ci pexe yi fu ñu ko mën a jooytoo ñu jooytu ko képp koo xam ne nii mën nañ ko toog tiis la ko ñu tiis la ko ñu ngi ci ak lu ñuy wax comité de développement sanitaire bi mooy CDS bi ñu ngi ci ay pexe mais wax dëgg yàlla booboog léegi daal kuñ ci jàppale daal ñu jël gisaguñu ci ndimbal mais ku ñu ci jàppale ñu jël tout récemment bind nañ benn lettre avec l'appui du district ak yooyu ba déposer ko au niveau de la commune pour que le maire appuie personnel boobu nga xam ne ñu ngi fi bind nañ ko mais jusqu'à présent bon amaguñu réponse espérons que dina favorable ñoom ñu dimbali ñu ci daal bon yooyu ci ay pexe la yoo xam ne nii tegagum nañ ko. ci wàllu sensibilisation bi. côté mesure barrières yi. est-ce que fii ci ñi nga jiite ci wàllu santé bi ñoom ñi ngi koy respecté wala déet. pour mesure barrières yi bon jéem nañu fexe sensibiliser parce que sensibilisation lañ mën tout au début aussi amoon nañ benn quantité boo xam ni de masque boo xam ne nii distribué woon nañ ko tout au début mais looy gën a dem wax dëgg yàlla doole yi day wàññeeku dem nañ ba nga xam ni masque yi ñu am doyatul sax pour le personnel ba ñuy mën a distribuer jéem nañ aussi fexe ay pexe yoo xam ni ay moyens de sensibilisation def nañ ay vidéo def ay audio fexe tasaare ko pour que nit ñi jéem a respecter les mesures barrières mais franchement population bi daal xëy na dañu sonn ndax affaire bi yàgg na ci début bi respecté woon nañ ko un peu mais après bi ñu gënee dem commencé nañ di bàyyi seen loxo fan yi moom loolu lañ gën a remarqué commencé nañ di bàyyi seen loxo bu baax a baax jotaay yi ñu ngi koy yokk takkatuñu masque yi xew-xew yi nga xam ni sax xëy na dañ doon wax ni nañ ko ba wàññi yenn xew-xew yi ñu ngi ko commencé waat xëy na metti na dëj yi ñun ñaa ngi gën a dajaloo ci dëj yi bu dee takk yi tamit ñu ngi gën a yokku xëy na defuñu mbumbaay yi mais fu ñuy dajaloo daal bu dee ci jàkka jala wala yooyu daal ñun ñi ñu ngi fay gën di dajaloo waaw jotaay yi moom kenn waxaale wu ko boo génnee ci tàkkusaan bi fii moom foo romb jotaay yi ñun ñaa ngi toog. loolu moom moo ñu jaaxal. ndax boo génnee si tali bi léegi nii. daanaka yow mi takk masque sax da ngay gis ni léegi nit ñi dañuy mel ne dañ lay reetaan. léeg-léeg sax nga taseel mu ni yéen seen kii bi nangam wax ay moom. mu jaaxal ñu torop bu fekkee ni dañ ne nañ takk masque yi pour mën a mucc. bon ñu gis ni nit ñi nangootuñu takk masque. loolu ndax du nekk danger ci côté wér-gu-yaram doomu aadama yi. danger lay doon xam nga li ñuy wax rek benn communication daf ci am solo mooy que ñaanuñu ko yàlla mais tey bu ñu gisoon benn cas rek xëy na nit ñi dinañ changer dama yaakaar ni ñàkk gis cas bi moo tax nit ñi bàyyi seen loxo ak ñàkk gëm feebar bi mais feebar bi am na ak amul moom wax dëgg yàlla warul woon nekk loo xam ne dañ koy werante fii ñoom rek ndax dëkk bi dëkku moodu la ñëpp daanaka kër goo dugg rek am na kuy tukki te ñu wax kook ñu bañ ko wax am na ci kër yu bari yoo xam ne yëg nañ ko ndax nañ doon yónneetuñ ko ndax liggéeyuñu loolu rek waroon na mën a yee ñëpp ba ñu gën a xam ni feebar bi lu am la ñu gën ko moytu waaye nag nit ñi moom li ma ci yaakaar daal mooy dañoo sonn
mais sonn tamit warut a tax yenn mesures yi nga xam ne ni dañ ko war a respecter ñu respecter ko di leen ñaaxaat ñu gën a góorgóorluwaat rek booboog léegi niñ ko commencé ba feebar bi duggagu fi ñu jéem a fexe gën a góorgóorlu ba feebar bi bañ fi dugg. est-ce que masque dina amati sens bu fekkee tey ñun li ñu gis ci bi ñuy yóbbu nit di ko rob yi. raj lool bi. nga gis ni nit ñi dañuy laalante. est-ce que bu boobaa masque dañ fa am sens wala ba léegi rek teewul mën nañ ko takk. waaw bon xam nga mesure barrière yi moom dañu boole benn ensemble ñu wax ko foofu noonu dajaloo bi dañ ne il faut ñu respecter distanciation sociale bi nit ñi sorante bon su fekkee nit ñi dajaloo nañ rek mooy respecté wuñ ko dina am solo nga takk masque ndax le risque zéro moom n'existe pas risque zéro moom existé wul xëy na mun nga takk masque respecté woo distance bi mu daal di wàññi risque yi loolu possible na mais daal li gën mooy takk masque bi takk masque moo gën bañ a takk masque ndax masque moom ci moyens yi de prévention yi gën a élevé yi ci la bokk yi gën a am solo yi ci la bokk. comme ñi ngi ak docteur moom il fallait ñu laaj ko yenn laaj yi mooy dégg nañ ci ay rumeur masque yi dafa am ay danger loolu da nga koy dëggal wala. masque yi bon xam nga masque yi moom léegi daanaka boo xoolee xeetu masque yi dafa bëri. ndax juste sax yi jóge bitim réew. ñu ni dafa am ay topp yi ci nekk est-ce que loolu c'est vrai wala yéen amagu leen ci benn confirmation. wax dëgg yàlla Sénégal dafa am noo xam ne noonu lay doxee. ñu am wóolute gu wóor ci suñuy supérieur di ko dalee direction de la pharmacie direction laboratoire national lépp loo xam ne produit la rek surtout produit pharmaceutique médicament ba ci appareil matériel yépp lu fiy dugg rek dañ ci am contrôle ak contrôle bu wóor dañ ko ci am ñu wóolu suñu professionnel de santé yooyu noonu ñu wóolu leen xam ni balaa dara di fi dugg ñoom dinañ koy contrôler ndax seeni yaay a ngi fi seeni doom a ngi fi seeni njaboot seeni rak seeni nijaay ñooy ngi fi kon lu bon lu fi dugg rek mun na àgg ci seeni njaboot ñu wóolu leen kon xam am yaakaar que ni kon lépp lu fi dugg ñoom ñu ngi koy contrôler masque yi bu amoon danger wax dëgg yàlla ñun duñ ko takk te ñoom tamit duñu bàyyi mu fiy dugg. waaw xam naa ni comme dañuy bëgg lu leer ndax réseaux sociaux yi xam nga moom ku loo dégg la dugal. ñu ne tam TDV télévision des valeurs. ñu tam di waxandoo moo tax foo ñu toog ak koo xam ni xelam daf ci màcc. moo tax kon xam naa ni loolu mooy valable ci gel yi parce que gel yi dañu dégg nii. di ko utiliser lu bare. dafay wàññi kàttanu góor ak yu mel noonu. il faut ñu wax loolu pour ñu xam ne tamit li ñu soxla woon ci masque yi pour laaj ko wax nañ ko. pour dëgg la waaw ci gel yi tamit kazaalika noonu la wax dëgg yàlla bu ñuy dañ koy contrôler yiy jóge bitim réew dañ koy contrôler bien vrai que aussi gel yi aussi ñu ngi koy defar au niveau du pays ñu ngi ko fiy defar fii au niveau du Sénégal ñu ngi ko fiy defar te le plus souvent c'est des ñoo xam ni ay laborantins lañ surtout que gel yu mujj yi nga xam ne c'est des étudiants yoo xam ne ñu ngi faculté de médecine ñooñu ñëpp dañ ciy dugal seen loxo pour defar le maximum de gel lu mën a doy askan wi kon ñu gëm ni gel yi yu baax la masque yi yu baax la. ok kon xam naa dañuy jeexal pour sa message bi nga xam ni bëgg nga ko adressé ci sa population commune bu Ñomre lan lay doon. bi ci jiitu dañ leen di remercier wax dëgg yàlla ndax vous nous avez donné l'occasion que ñu mën a exprimer lu bari loo xam ne nii mu ngi ci ñun jafe-jafe yi ñuy dund surtout par rapport ak suñu agent de santé communautaire yi ASC yi ñuy gën a ñaax l'État pour que agent de santé yooyu ASC yooyu noonu ñu xalaat ci seen mbir bu baax a baax jot na su weesoo loolu di ñaax population bi surtout suñu population bi nga xam ne fi lañ nekk muy Ñomre mais aussi ak fépp foo xam ne nii message bi dina fa yegg di wax nit ñi que ni ñu gën a góorgóorlu fexe ba respecter les mesures barrières loolu kese la ñu am loo xam ne nii moo fi nekk comme pour le moment ñu fexe ba respecter ko ànd tamit ñaanandoo ñun ñëpp yàlla jàppale ñu ba mbas mi yàlla jële ko fii di leen di jaajëfal bu baax a baax a baax. jaajëf kon ñu nekkoon nag ki nga xam ne mooy chef de poste bu commune bu Ñomre Boubacar kon mbokk internet yi noonu lañ leen di toppale rek incha allah bépp xew-xew boo xam ni am na valeur nit mën na ko jariñoo pour indil leen ko ñu ngi leen di ñaan ngeen gën a abonné aimer partager incha allah salaamaaleykum seen émission santé mi ngi noonu ñu leen di jox dig daje beneen yoon salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu